asalaamaaleykum sama gaa ñi tey le dimanche 18 janvier 2026 am mbégte mu rëy saa su nekk di dellusiwaat ak yéen ci lépp li nga xam ne dafa yitteel seen actualité tey nag ñu fas leen amal lu ñuy wax actualité géopolitique mondiale waaye balaa ñoo ñëw ci actualité géopolitique mondiale bi dinañ ñëw tuuti ci actualité africaine xam ngeen ne tey la ñuy amal lii nga xam ne moom mooy finalu Coupe d'Afrique des Nations mu war a dox si diggante réewum Sénégal ak réewum Maroc. mu am nag benn mbir bi nga xam ne daanaka ñu bëri moom moo nekk seen tiitaange mooy maanaam anam bii nga xamee ne moom la mbiri nar a déroulé woo parce que gis nañ ne Afrique lii nga xam ne moom la ñuy wax fair play dafa nekk la nga xam ne dafa sooxe bu baax a baax a baax a baax maanaam ci ay compétition yi nga xam ne sax po la sax la nga xam ne dafa war a boole askan yi dafa war a fexe ba diggante yi ratax gis nañ ne li ni mel lu ci bëri ay ñagas-ñagas lay jur ba tax na lii nga xam ne moo ñuy màndargal ñuy africain ma yàgg ko wax mën na leen lépp li nga xam ne dafay jëm ci lu ñuy wax unité africaine ma Léon Balthazar le Caméléon gawma ko ndaxte dundeewuñ ko jëfewuñ ko mooy maanaam lépp li nga xam ne dañ koy wax ca làmmiñ ba lay yem yeggul ca xol ba tax na jamono jii du match bi moo nekk la nga xam ne moom moo ëpp tiitaange ci ay sénégalais yu bëri waaye arbitrage beeg organisation bi parce que gis nañ ne Afrique ñoom amuñu benn yoon gàcc bu leen ginnaaw bi nga xamee ne caméra àdduna wërngal këpp ñoom ñooy tiim lii nga xam ne moom mooy événement bi mu nekk la nga xam ne war nañ cee mën a fexe sax ba wane ci benn xar kanam bu rafet waaye Afrique moom ñoom duñu xool ne àdduna wërngal këpp dañ leen di xool wala àdduna wërngal këpp dañ ñuy seetaan ñu war a mën a wane benn xar kanam bi nga xam ne xar kanam bu rafet la di wane ne maanaam li ñuy wax fair play mais nekk na si ñun lu ñuy wax maanaam jàmm nekk na si ñun waaye la plupart du temps image yi nga xam ne moom la Afrique di faral di woon àdduna wërngal këpp dafay nekk ay image yi nga xam ne daal image yu ñaaw la yi nga xam ne daal mooy faral di génne Afrique gis ngeen élection yi nga xam ne moom Afrique yépp maa ngi koy wax démb bii mujjee mooy bi am Ouganda ak taxawaay bii nga xam ne moom la njiit li Yoweri Museveni amal ca ka nga xam ne mooy opposant bi nga xam ne sax dafa daw làqatu ginnaaw bi nga xam ne takk der dañ ko doon wër pour teg ko loxo ba pare ak benn fitna bi nga xam ne fitna bu jéggi dayo la moo xam Tanzanie la Ouganda la Côte d'Ivoire la Cameroun la amul fenn fi nga xam ne élection am na fa te mu nekk la nga xam ne dañ koo amal si jàmm te pourtant nasaraan si ñoom ñu ngi amal ay élection saa su nekk ñuy tabb ay nit te kenn du dégg fitna kenn du dégg ay coupure internet ay match de football aussi ñu ngi am bitim réew saa su nekk même bu fekkee ne sax dina am ay askan yi nga xam ne dañuy ànd ak lu ñuy wax ay hooligans te loolu yëpp tubaab bi dañ ci wut saafara waaye pour ñu gis ay événements yi nga xam ne comme anam biñ koy organiser Afrique loolu moom yaakaar naa ne ñun kese ñoo am mandargay ni mel mooy maanaam ay mbir yi nga xam ne daal dañuy xam ne lii nii par loola wala lii nii sàcc bu wër la wala tricherie bu wër la maanaam daal africains yi amuñu benn yoon xarma yàlla ci lépp li nga xam ne dafay jëm ci lu ñuy wax ay tricherie léegi nag damay jóge ci actualité boobu noonu ñëw ci actualité géopolitique mondiale tàmbale ko actualité Proche-Orient xam ngeen jamono ji réewum Iran mu ngi commencé am dal bu baax a baax ginnaaw bi nga xamee ne dund na ay bés yi nga xam ne fitna bu jéggi dayoo moo fa amoon ba ñuy wax ne ay limu doomu aadama yu bëri ñàkk nañ seen bakkan ak ay limu takk der parce que ñu ngi wax ne ñii nga xam ne ñoom ñooy askan bi ñàkk seen bakkan toll nañ ci presque ay 4000 3500 ñuy wax ne takk der yi seen lim toll na ci presque ay 45 forces de défense yi nga xam ne ak ñii nga xam ne ñoom ñooy milice yi wattu kaaraange régime bi ñoom tamit ñàkk nañ seen bakkan léegi nag dal baa ngi commencé am ñu ngi commencé ubbi internet bi progressivement ba l'école yi sax tey ubbiwaat nañ leen kii nga xam ne nag moom mooy guide suprême bi la nga xam ne moom la xamle nee na luy njig njaag daal kii di Donald Trump moom mooy njaag moom mooy ka nga xam ne moom moo xamb askan bi moom mooy ka nga xam ne moom moo yee fitna bi ba tax na daal lépp liy bakkan bu rot rek ci réewum Iran rek kii nga xam ne mooy principal responsable bi mooy Donald Trump ba tax na daal moom jàpp na ne lii nga xam ne mooy xewoon ci réewum Iran ab complot la bi nga xam ne daal États-Unis ak Israël mooy ña nga xam ne ñoom ñoo nas lii di complot bi te nee na nag ñoom dinañ wóyandi di rëbb ñëpp ñi nga xam ne dañoo amal ay ñaawteef pour maanaam ñu mun leen teg loxo teg ay daan yu diis a diis seen kaw kon mun nañ jàpp ne école yi ubbiwaat nañ une semaine après manifester yi te lépp li nga xam ne daal moo tukkee ci événement yooyu noonu guide suprême bi di Ali Khamenei ci ndoddu Donald Trump la ko teg moom mi nga xam ne mu nee na ñoom ñoo doon jéem a complot pour jéem a daaneel seen nguur léegi nag ci biir loolu
dafa am ay xibaar yu bëri yi nga xam ne dafay génn parce que war nañ porte avions bii nga xam ne moom lañ wax ne moom moo nekkoon mer de Chine moo war a utali waaxu maanaam fii nga xam ne mooy mer Rouge. ñu bëri nag ñu ngi wax ne Iran maanaam dafa topp drone, dafa topp porte avions bi ba foto ko wan américains yi ne leen drone seen porte avions baa ngi nii ñu ngi koy gis te heure bu ñu neexee mën nañ koo sox. mooy maanaam Iran dafa topp porte avions bii nga xam ne moom la Donald Trump wax mu war a yegg si ci waaxu fii nga xam ne mooy mer Rouge ci ay juróom benni fan, parce que porte avions bi nga xam ne mu ngi ci mer de Chine mu war a def juróom benni fan pour yegg si fii nga xam ne mooy côté mer Rouge ca daar bi. Iran am na benn drone bi nga xam ne mun naa yegg ba foofu pour mun di maanaam photographier di wax ne à n'importe quel moment mun na koo sox. am na beneen image bi nga xam ne aussi ñu ngi koy wasaare di wax ne Iran dalloo na lii nga xam ne mooy missile Satan 2. léegi nag loolu yëpp mun nañ ci indi tontu scientifiquement, parce que au delà de la propagande, parce que wax naa leen ne 90% image yi nga xam ne dañuy jàll ci réseaux sociaux yi dafa nekk ay image yi nga xam ne daanaka yu bëri ay image soit intelligence artificielle la ñuy sukkandiku, soit mu nekk la nga xam ne ña koy amal mooy campagne de manipulation wala campagne de propagande. te wax naa leen ne propagande lu dul di dundal yaakaar nekkul la nga xam ne dafay def différence, parce que nee nañ bu fekkee ne ay nar ci lii nga xam ne moom ci ascenseur lay jaar, dëgg bi moom ci escalier côte lay jaar, moom yàkkamtiwul waaye yàgg-yàgg dëgg mooy mujjee. léegi nag pour ngeen mën a comprendre lan mooy capacité réewum Iran ci wàllum drone. Iran ñëpp xam nañ ne dafay développer ay drone, waaye drone boo gis dafa am autonomie, am maanaam capacité, mooy lu nekk lu mu mun. xam ngeen drone bu nekk am na la muy yeb ci wàllum gànnaay diisaay bi, moo xam ndax 500 kilos d'explosif, moo xam ndax 1000 kilogrammes d'explosif, mooy maanaam 1 tonne, ak la nga xam ne moom la war a daw. drone yi nga xam ne Iran dalloo na ko yëpp, ya nga xam ne moo ci ëpp portée 2000 kilomètres la, mooy la nga xam ne te 2000 kilomètres yooyu boo xoolee daanaka dafa jóge Iran ñëw ba Israël wala ñëw ba ci dëkk yi nga xam ne li ko mel ni Jordanie, Qatar ak Arabie Saoudite ñoomin seen. kon xeetu drone yooyu noonu la Iran développé gum. gisaguma drone yi nga xam ne Iran mën na koo jóge mu daw ba yegg fii nga xam ne mooy mer de Chine. loolu benn la. léegi nag moo indi leen xeetu drone yi nga xam ne Iran am na ko. l'Iran a développé une gamme de drones de longue portée, notamment le Shahed 136 kamikaze boobu 1600 kilomètres mooy distance am la Rashla 2 et le drone de reconnaissance de combat Shahed 129. am na drone yi nga xam ne drone kamikaze la, am na drone yi nga xam ne drone de reconnaissance la, comme li ki mel ni Shahed 129 autonomie 24 heures, mooy maanaam boobu moom batterie bi benn bés cote, mooy maanaam la koy moteur ba koy dawal benn bés 24 heures cote la yem. c'est ça pareil comme le nouveau Shahed 136B atteigne des cibles à plus de 2000 kilomètres couvrant le Moyen-Orient. maanaam drone yi nga xam ne mooy yi mujjee yi gën a mucc ayib foofu mun nañ couvrir fii nga xam ne moom la ñuy wax Moyen-Orient. voici les détails des clés concernant la flotte de drones de longue portée de l'Iran. am na Shahed 136 mooy Gérant 2 drone suicide la, munition rôdeuse à faible coût, L-Delta utilisé pour des frappes de précision à longue distance plus de 1600 kilomètres, boobu mooy Shahed 136 ñu koy wax Gérant 2. am na Astra et Astra 2 munition rôdeuse de nouvelle génération conçue pour la longue portée, potentiellement plus rapide et plus sophistiquée que les Shahed 136. moom beneen bi nga xam ne mu ngi dupp Shahed 129 drone de combat et de surveillance similaire au 9Q1 Predator. bi ni mel moom ak 9Q Predator ñoom ñoo xaw a niroo ay caractéristiques. une autonomie de 24 heures, une capacité opérée de missions de reconnaissance de longue portée. léegi ñu ne Gaza Shahed drone de combat stratégique à grande endurance. am na drone bi nga xam ne ñu ngi ko duppee Gaza Shahed 149. léegi nag capacité stratégique, les drones iraniens peuvent parcourir des distances supérieures à 2000 kilomètres, ciblant des zones allant jusqu'à Israël et des bases américaines dans la région. mooy la nga xam ne moom la drone iranien yi ngàlloo comme capacité. nouvelle avancée 2024, l'Iran déploie le Shahed 36B à inauguré une portée drone capable de lancer des appareils sans pilote en haute mer. am na yeneen yi nga xam ne aussi am na drone yi nga xam ne mën na sànni yeneen drone ci loolu ci diggi géej gi, mooy lu ñuy wax en haute mer.
ca la nga xam ne daal drone boobu noonu moom mooy drone porteur yi nga xam ne un porte drone la capable de lancer des appareils sans pilote mooy maanaam ñoom dañuy sànni yeneen appareils yi nga xam ne amul pilote. Iran utilise également des drones de combat dans la série Mohajer avec le Mohajer 10 2023 capable de voler à 210 km/h avec un rayon d'action de 2000 km. lii mooy xeetu drone yi nga xam ne réewum Iran dalloo na ko. léegi nag ci biir loolu damay dégg ñu bëri di wax scientifique Iran dafa bëri ay scientifique. effectivement Iran am na ay scientifique comme réew yëpp lu ñu amee ay scientifique fii ci réewum Sénégal am nañ ay scientifique. léegi nag dafa am benn mbir bi nga xam ne foog ngeen comprendre ko maanaam scientifique dafa nekk la nga xam ne lu am solo la ci réew waaye dafa am benn mbir bi nga xam ne moom mooy mbir mi ëppati solo. loolu mooy lan mooy scientifique yi nga xam ne ñoom dañuy def ci lu ñuy wax recherche développement mooy maanaam ñooñu dañuy indi ay mbir yi nga xam ne kenn mësu koon gis ci àdduna bi wala ay invention yi nga xam ne daanaka dafay jëriñ àdduna wërngal këpp. xam ngeen scientifique la nga xam ne moom mooy lijaasa bi maye yenn diplôme yi mooy ingénieur wala médecin wala ñoomin seen daanaka boo leen ko xoolee luñ ko toggee ci àdduna bi yëpp benn lay doon. parce que tey médecins yi bu ñuy waxtaan du ñu réeroo maanaam ñoom bu ñu tiimee benn diagnostic boobu noonu médecin chinois bu ko defee ci benn patient daanaka bu fekkee ne patient américain moo ko def wala patient nu ñu koy waxatee africain diagnostic bi du changé parce que outils yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour def diagnostic bi ni mel benn lay doon. scientifique yi tamit c'est la même chose maanaam lépp li nga xam ne lu ñu jot a defar la ci àdduna moo xam missile la moo xam avion la moo xam soo xasee ba xam lu ñuy wax fiche technique bi rek wala nga xam maanaam nga xam ni nga xam ne moo ko composé mooy caractéristiques yi ak fiche technique bi rek daanaka pour nga reproduire ko ci boo amee jumtukaay lu yomb lay doon lu gaaw lay doon. léegi nag ma bëgg leen indil benn mbir bi nga xam ne dafay yem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scientifique yi ëpp ci àdduna bi. selon les données yi nga xam ne ñoom ñooy données yi mujjee génn dañuy wax ne réewum Chine ak réewum États-Unis mooy ña nga xam ne ñoom ñooy xëccoo wàllum scientifique. am na sax rapport bi wax ne Chine moo ëppale scientifique parce que Chine am na lu toll ci presque 1,6 million scientifiques. léegi nag la Chine est souvent citée comme ayant le plus grand vivier de personnel de recherche au monde avec une croissance rapide qui a dépassé celle des États-Unis en termes de volume de publication scientifique. xam ngeen bu ñuy natt ay scientifique dañ koy nattee ca la nga xam ne moom la ñuy fësal ci seeni gëstu mooy lu ñuy wax les publications wala les revues scientifiques. lépp li nga xam ne découverte la wala lépp li nga xam ne lu bees lu ñu gis la foofu lañ koy wasaaree. chinois yi nag bokk nañ ca ña nga xam ne ñoom ñoo ëpp lu ñuy publier ci jumtukaay wala livre nga xam ne science lañ ko jagleel mooy lu ñuy wax volume de publication scientifique ces dernières années. Les États-Unis conservent une infrastructure de recherche massive avec des dizaines de milliers de scientifiques de haut niveau. États-Unis nag avantage bi nga xam ne moom la am daanaka bu ñuy wax lii nga xam ne moom mooy scientifique de renommée internationale yi ñoom ñoo leen dalloo seen réew. maanaam boo jëlee àdduna wërngal këpp pakistanais africain chinois ñu si bëri ñu ngi ci université yi wala ñu ngi ci laboratoire américain yi. Si l'on considère l'excellence et l'impact scientifique les plus cités, les meilleurs scientifiques les États-Unis dominent largement. maanaam tey États-Unis moom moo jëw raw gàddu gi parce que scientifique wu àdduna bi yëpp ña ca gën a xarañ ñu ngi ci université yi wala ñu ngi ci laboratoire de recherche américaine yi. lu toll daal si 58 à 69% des recherches les plus influents au monde sont le classement de riches comme Hades Scientific Index. maanaam en 2025-2026 accueille environ États-Unis accueillir moom cote 58 à 61%, 58 ba 61% ci borom xel yi nga xam ne ñoom ñooy ñii nga xam ne ils sont de renommée wala de classe internationale. Le pays qui compte le plus de scientifiques parmi le top 1000 mondial suivi de loin par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine. donc tey bu ñuy wax réew mi nga xam ne moom moo ëppale ay scientifique ci àdduna bi États-Unis la ndaxte moom non seulement am nay yosam mais dafay dalal ay scientifique yi nga xam ne ci àdduna wërngal këpp lañ bàbbeekoo lañ sokkeekoo lañ ñëw di amal ay liggéey ca la nga xam ne ka cay njëkk a jëriñoo mooy États-Unis d'Amérique. léegi nag damay gàttal vidéo bi ñëwaat ak yéen ci deuxième actualité bi nga xam ne daanaka dañuy gën a yaatal mbir mi xuus nag ci lii nga xam ne moo xew ci réewum Syrie te jamono jii ñuy song lii nga xam ne moom mooy Kurdes yi ak lan moo waral enjeu bi ak taxawaay bi nga xam ne Japon dafa ko taxawee wax ne dafay dalloo
lu ñuy wax ngànnaay nucléaire. seen xarit la woon Léon Baltasar le Caméléon di leen ñaanal kenn du lu jaam ak salaam.